yàgg naa tase ak ñoom ci côté banlieue beeg yooyu noonu ñuy def ay affaires yoo xam ne aussi tamit da nga xam ne ñi from ghetto lañ quoi léegi bi ma ñëwee tey dégg au moins ngeen jéem a ànd ak li nga xam ne moo di yeneen sonorité ay tama aussi tamit ah ñuy sentir benn changement par rapport ak li nga xam ne moom laa amoon habitude di gis là damay sama xel dafay commencer dal ci crew bi quoi avenir am parce que tamit boo déggee gars yi commencer comprendre que ni mën nañ ci def lii te du dénaturer hip hop beeg yooyu noonu quoi loolu aussi tamit cool côté voix yi li Isab wax peut-être moom Sir dina ci gën a ñëwaat parce que mooy gën a maîtriser loolu noonu mais puisque benn produit la boo xam ne nii da ngeen ko war a génnee donc bu fekkee ni nangu ngeen li nga xam ne moom la gars yi wax ci côté critique côté perception sonore bi di wax voix yi dafa gën a wàcc par rapport ak musique bi defaraat ko musique bu nice lay doon quoi waaw nice quoi gis naa ego tripping gis naa aussi tamit rappel à l'ordre bi ngeen di dundee depuis tamit ngeen appuyer ci ak yooyu noonu donc ça va quoi waaw ça va jaajëf. xam nga dañoo waaw xam nga comme man baax du fi nekk ku yàgg ci hip hop wax benn affaire li ñuy gis rek laa gis en tout cas nice na sampling bi sax man surtout parce que dañ ciy gis li nga xam ne moom la ñu moom nice na aussi voix bi comme ni mu ko waxee rek dafa wàcc par rapport ak son bi ak beat bi moo gën a kawe waaw comme ni ñu ko waxee rek bu fekkee d'accord ngeen gën ko defee parce que xam nañ ne bu génnee moom boo ko defaree moom bu génnee dina nice waaw quoi loolu la. mais dëgg la son bi bon man xaw ma gars yi mosuma leen déglu déjà caaro yi moom dafa bëri gars yu kii quoi yu nekk foofu foo xam ne bon mais bu ñu la nee from caaro yi la du la bett quoi genre message bi donc fidèle au principe de caaro yi quoi ñoom ñu ci gën a bëri lu ñuy wone seen rap genre engagement bi ak tamit message bi ak tamit rappel à l'ordre bi quoi je pense que damay répété wu rek lu gars yi wax par rapport ak musique bi ak genre dañoo won nit ñi ni mën nañ ko maanaam tey boo déggee gars yi par exemple titre bi boo ko liiree rek lii du hip hop boo déggee lii du hip hop rek nga ne son buy génn da ngay jàpp ni gars yi dañuy ñëw critiquer rap bi sabar bi mais buy commencé ak sabar yi nga ne waaw mais nu mu fa demee nii gars yi ñu ngi ne lii du hip hop parce que man soo ma nee da ngay génnee clash ne lii du hip hop gars yi ngay wax dama naan ñii dañuy clashaale rap bu bëri sabar bi quoi mais son bi su déclenché rek sabar yi ñëw da ngay am recul quoi da nga naan ah kon xaaral ma déglu ñoom lan la ñuy wax du hip hop déjà quoi donc loolu moom effacé ngeen ko déconstruire ngeen ko ci xel yi quoi donc da ngay xam ne ñii nii sax donte ñu ngi ne lii du hip hop donte dinañ ko méttil mais won nañ ñi nit ñi ñun am na loo xam ne tey jii loolu mooy le grand débat suñu sonorité yi nan lañ koy dugalee ci hip hop bi te du ko yàq te du dénaturer donc loolu la ñëpp di jéem a def ñenn ñi dañ koy def duñ ko réussir mbalax bi dominé bu baax da nga koy déglu rek nga am envie fecc mbalax mais bi on sent que bu premier couplet yi di daw sax seetlu naa ni presque couplet bi yëpp teguñ kees yi quoi dañoo bàyyi affaire yi di daw rek bon man xaar naa ko ba refrain bi ñëw presque boo xoolee man dama ko doon xaar quoi maa ngi ne mais gars yi duñ teg kees mais affaire baa ngi dem mais après kees yi ñëw na ragaloon naa tam kees yi bañ a ñëwaat ba son bi jeex soo ko defee après dina ma doon xaaw a tiital quoi mais kees yi dafa ñëw taxaw ñu teg après kees yi ñëwaat ci refrain bi après dem noonu ci yeneen son yi quoi waaw loolu moom kon c'est une chose boo xam ne loolu bon man gis naa dafa nice c'est déjà innovatrice quoi parce que gars yi moom déjà dañ naan ñiy métti moom ñoom duñ nangu def yooyu bon beneen bi moom c'est une remarque boo xam ne c'est un peu général léegi nag peut-être tamit question d'enceinte la peut-être fi ngeen ko joobee ñoom seen enceinte yi peut-être bu ñu ko fa tegee ça reste fidèle quoi mais fii on sent vraiment que son bi xaaw na am ba dynamique son bi waaw xaaw na jël le dessus ci voix yi quoi te voix yi benn instant dañuy perte ay syllabes dañuy perte ay mots voilà waaw man damay perte ay mots quoi du ci diction la loolu mix la quoi ci compression bi nan la ñuy def ba syllabes yi yëpp génn kan moo ko mixé ah waaw bon na ci bon loolu nag li may wax souvent ingénieur wala technicien son bu gën a mag mun na am problème mix loolu moom loolu du question de xam ak ñàkk xam loolu daf ñuy dal ndax waaw technicien de mix technicien yëpp loolu la ñuy xëccoo chaque jour parce que chaque jour défi la mix bu nekk défi la parce que ni nga mixé son bee démb du boobu ngay mixé tey
donc loolu moom déjà sax ñun daf ñuy dal des fois ñu génnee son benn technicien bu mel ni ñun nañu booy son bi kii na de rek ñu récupérer waat ko rek jéem ko dégluwaat xool wala demaat beneen studio ak beneen écoute donc man loolu laa koy ñaan rek bu fekkoon ni problème de album la sax mun nañu fii le coup est déjà parti mais comme que son la te génnagul da koy jar vraiment quoi mu dégluwaat ko mu xool lan lay affiné waat rek affaire yi waaw après nag li ci des nag comme li muy wax chaque fois studio moom dugal son moo gën a yomb dugal son génnee moo gën a nan la son bi di àggee fenn nan la son bi di defee bruit nan la son bi di àggee ci mélomane yëpp et je pense que loolu moom gëm naa ni yéen a ngi ciy liggéey quoi ndax bu fekkee benn son rek ngeen indi lii pour nit ñi def vidéo donc jàpp naa ni négligé wu leen côté communication quoi waaw loolu laa amoon li may wax. lu mu bëggoon accoucher mooy comme lu gars yi wax rek côté mixage boo leen mën juste jéem a régler loolu noonu xool xam nga peut-être xam nga day gën a tax sax son bi di médicament bi day gën a nice quoi tu vois xam nga en même temps tamit qu'est-ce que je voulais dire mooy maanaam titre de son bi xam nga caaro yi comme ni ko saa waxee caaro yi dañ leen xamee xam nga ñëw teg xam nga sañ-sañ métti bi xam nga voilà waaw mais le fait que titre bi rek. xam nga li ngeen di def du hip hop ku ko dégg day jàpp ne son bi day may saaga xam nga xam nga Jihad Underground du ma ko nëbb du ma ko nëbb quoi tu vois comme Jihad Underground ni ñu ko doon defee tout tu vois xam nga mais son bi dañoo dégg ngeen ñëw wax message sans saaga ay ndey tu vois par rapport ak yeneen rappeurs yi ni ñu koy defee quoi tu vois te loolu vous l'avez réussi quoi sincèrement xam nga waaw maam da ngeen ñëw wax nit dëgg sans kii ko quoi sans go quoi waaw macha allah nice na trop yeah man check it. waaw maa ngi bëggee waat gars yëpp comme ni ngeen ko waxee rek gis-gis yëpp mën naa ni dèjà ñun li lañ ci soxla woon tamit ci son bi moo tax ñu indi ko parce que bu ñu ne benn son comme ça ni ñu ko waxee ñun ñu indi fi lii yëpp xam nga suñ sañoon mën naa ne hip hop Galsen ñëpp a koy déglu ba pare ñu doog ko génnee parce que lu naaj rek ñu tax a jóg tamit xam nga ñu nangu critique yi parce que loolu moo ñu fi indi tamit xam nga te li ngeen ci wax daal mën naa ne dinañ ko xoolaat bu baax te dinañ ko topp parce que tamit loolu comme ni nga wax rek écoute yi mën na wutee tamit quoi waaw mais naaj critique daal ñun daal li lañ ci gën a soxla waaw cool yi ni génn xam nga waaw. waaye bon di leen jaajëfal waa Gamkang from Thiaroye di rafetlu tamit initiative yi le fait que ngeen déplacé wu de différents secteurs pour am écoute gars yi quoi mu nekk loo xam ne lu am solo la quoi bon man sound bi déglu naa ko lii du hip hop mu nekk sound boo xam ne tamit am na solo parce que day rappeler à l'ordre quoi vu que ak contexte hip hop bi fi mu toll nii quoi parce que gars yi dañ jiital rabu axiri zaman bi comme ni ko Obi di waxee et tout dafa jot tamit ñu rappeler waat gars yi à l'ordre wax leen tamit rap lii moo ko tax a jóg quoi te tamit def ngeen ko quoi surtout refrain bi man I like it quoi nice quoi critique bi ma siy def mooy perception sonore bi ma si am mooy voix yi man dama sentir dafa noyé par rapport ak musique bi quoi génnul bu baax quoi des fois diction bi tamit doo ko dégg et tout quoi voilà man critique boobu noonu laa si am bon comme sànq rek ni ko gars yi waxee ingénieur nag réussirul benn affaire du question ni que aayul mais seulement des fois écoute yi enceinte yi ñoom ñoo wuute quoi ñee dañuy yor ay SS8 ñee yor SS7 ñeneen ñu yor whatever des fois boo toogee sa studio nga mixé yow da ngay jàpp li nga am baax na alors que boo ko génnee nga yóbbu ko feneen tamit keneen am ci beneen perception quoi après loolu mooy def différence mais ça ne veut pas dire que ki mixé aayul bon man Fodé xam naa ko kooku ndaanaan la ñoom Corka xam naa leen ñun job nañ ak ñoom seen suñu compilation xam nañ seen mën-mën quoi mais seulement lii nii bon man sama point de vue de personnel la nag tey mën nga dem si keneen mu ne la nice lépp nickel quoi mais man li ma gis mooy côté mix bi pour man des na quoi voilà loolu daal laa amoon li ma siy wax leneen li mooy sound bi ngeen fexe ba bu génnee mu law mu dem fu mu war a dem yëpp fekkee day ànd ak vidéo mu ànd ak vidéo tamit xam nga def tournée rajo yi ak ñoom Marek ñoom Baara et tout extra et cetera sponsorisé page réseaux sociaux yi boosté ko comme ça gars yi jot si quoi. waaw damay wax ne man Gamkang Flamme ji vraiment ñoom ñooy samay groupe parce que man rappeur la depuis si mouvement hip hop bi mu juddoo ba léegi si laa ne waaw te donc ñun
damay am sama groupe bopp damay gis ay groupe yoo xam damay identifier si ñoom parce que ñoom li ñuy def damay sentir que ne man loolu laa bëggoon def mais malheureusement mënuma ko def mais ñoom ñoo ma ko dàq a def donc damay def li mu mun xam nga nit dafay faral def yenn saay li mu bëgg quoi alors du def li mu mun léegi nag booy def li nga bëgg en général te def loolu li nga mun dafay feeñ moo tax man du ma bëgguma def li ma bëgg li ma munul quoi te su ma gisee li nga xam ne moom bëgg naa ko def gis naa ñi ko mun di ko def ni ma ko bëggee woon defee damay am fierté di leen déglu à chaque instant loolu moo tax yenn saa yi damay am seen yenn son yoo xam ne damay toog ba mu yàgg rek ma ne back to the underground am na ñu nga xam ne hip hop bi dafa fi mu jógee moo sori ay centaines de milliers de personnes dañ si liggéey ñii dañu dof ñii dañoo dem ba découragé bàyyi ñii dem nañ ba à la fin ñu xeeb leen si commencement bi ba fin sentiratuñu sax ne ñoom dañoo war a tekki dara te ñooñu ñëpp identifié xamuñu leen si hip hop bi léegi da ngay gis que boo doon def historique hip hop sax Galsen da ngay gis ñu nga xamante ni dañ lay wax hip hop historique bi alors que fàtte nañ des centaines de milliers de personnes yoo xam ne ñoo ko jàppoon si suuf depuis mais kenn xamu leen parce que boobu rajo amul boobu télé amul boobu benn rajo amul benn télé amul hip hop doo ko dégg fenn léegi nag ñooñu aussi tamit ci ñi tabax affaire bi ci lañ bokk ñii ñoo ma njëkk a jël caméra indi ko studio filmer sama émission ak ñoom réaliser ko def ko sous documentaire yóbbu ko seen koñ def concert ba pare ci kaw concert mu def ñu def conférence ci kaw concert jour boobu man maa def conférence bi may commencé c'est la première fois ma doon gis ngay def conférence en public ci kaw scène boo xam ne dañuy xaar ay artistes population bi ne doo wàcc parce que jeex na conférence bi jeex na ñu ne non nañ continuer conférence bi donc loolu daf ma marqué ba léegi quoi donc vraiment je tenais à vous remercier si yoon bu gudd bi yëpp te mos leen de ko découragé parce que hip hop moom boo si nekkee toujours da ngay gëm ne da nga àgg waaw parce que nit moom aussi tamit ci àdduna booy dox bul xalaat rek que ne man fii laa yemale sama dund fii lay yem après bu ma passé fii bu doxul non liy dox si nit yow du si nekkoo si dara li nga doon da ngay xëy benn jour li nga doon def muy kale ngay dox da nga koy def rek muy jàll donc yàgg nag moom mooy tax nit am expérience ci àdduna da nga am background di nga am carnet d'adresse en plus di nga am influence te loolu soo ko amee pour nga réussir dafay yomb donc maa ngi leen remercier bu baax di remercier aussi tamit Melo Musique ak gars yi nga xam jàpp nañ si projet bi xam naa ne projet bu yàgg la woon waaw donc xam naa ne projet bu yàgg la quoi mais yàlla dogal na aussi tamit comme que réalisé wu na lépp lu si mun pour que mu dund parce que li ñu gën a yaakaar seen mooy le discours te moom moo xaw a manqué si hip hop waaw am na texte yu rafet wax dëgg yàlla am na nit ñu am kii mais problème mu discours moo manqué te nit ñi doon identifié aussi hip hop bi bu njëkk doon ci def seen xol di ci def seen xel su problème amee sax ñu jële ji maam Abdou indi jënd hip hop bi indi pour mu résoudre problème yi léegi problème am na Sénégal kenn xalaatul hip hop bi ñun ñëpp ay dañuy jéem a wuti ji yeneen solution ça veut dire que ne y a quelque chose y a un problème boo xam ni war nañ ko résoudre quoi waaw maa ngi leen gërëm di leen sant vraiment kontaan naa si trop. Jaayeen jëf bon déglu naa particulièrement déglu naa sound bi déglu naa aussi analyse yu gars yi kenn par kenn déjà at first li nga xamante ne si moom mooy benn point bi nga xamante ne ci la ñëpp daje ñoom mooy problème écoute que ni mix bi des na parce que day am ci dégg quoi ak déglu kenn ku nekk boo déglu son am na loo ciy njëkk a dégg par exemple ki nga xamante ne ci mbedd bi lay nekk teg soundam peut-être mën na bàyyi bañ a bàyyi xel ci loolu mais ki nga xam ne xam na musique peut-être mën na dégg ni fii am na son bi wàcc na fii wala son bi yéeg na fii alors que ni caagri la boo xamante ne dañ ko war a mélanger soow bi ak cere bi yëpp dara du ëpp lépp normal bu ko defee ñu mën ko consommer quoi nga xamante ni si boo koy lekk wala di nga ko yëg baax a baax bon choix la tamit ci ki nga xamante ni si tamit moom mooy dégg parce que kii mixé en fait moom ba muy dégg la muy dégg moom baax na ci moom ko c'est pas la première fois mu def ko man dégg naa ay son yoo xamante ni Fodé moo ko def mais voilà donc su fekkente ni si moment bi muy dégg loolu lay dégg day jàpp ne moment baax na et si saturation tamit dafay am ci
technicien waaw nga toog lu yàgg da ngay dem da ngay saturé da nga yaakaar li ngay déglu mi ngi baax fekk alors que ni am na benn kii bu ndaw boo xamante ne si moom moo lay bloqué à part loolu ñëpp wax nañ ni wax dëgg yàlla nice na bon def ci tama génne ci tama man yooyu du loolu moom mooy intéresse trop ci musique gis nga un artiste li nga xamante ne si moom mooy def li nga xamante ne si moom moo koy def moom artiste bi moom mooy mu indi benn particularité loo xamante ne si moom la xam nga tama du lu bees ci hip hop ci ñoom PBS ba léegi ñu ngi koy def bokkaat donc du lu bees donc dégg nañ ci album Keyti yi bari na album yoo xamante ni dégg nañ ci artiste boo xamante ne si underground la mu def tama donc yàgg na fi quoi donc loolu moom mooy li nga xam ne moom waa rapaju non ba gaa yàgg nañu ko def quoi maanaam nekkul tama rek nga ciy def mu nekk lu bees mais defin bi nag nga ko ci defee yow ba dénaturiser wul musique bi nga xamante ne si voilà boo koy dégg di nga xamante ne si li ngay déglu mu ngi correct bon beneen bi moom mooy tamit fexe ba ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ciy teg tamit ñu indi seen particularité quoi tey Gamkang boo ko déggee da nga xam ne Gamkang la quoi loolu c'est important nga xamante ne si loolu da ngay am sa identité wu bopp képp ku la dégg da naan aha ñoom diw la loolu moo lay def quoi mais li nga xamante ne si moom la ñëpp def tey boo dégloo wala nga def benn mix ci groupe yu bëri wala musique yu bëri yi nga xamante ne moo génne nga def benn mix nga def ko benn mid lay nii da nga yaakaar ne kenn ki mooy continuer di wax doo gis changement doo gis dara da nga yaakaar ne ba léegi buy woyee nga non diw mooy woy ba léegi wala mu raab nga it ba léegi diw mooy donc du am benn changement boo xamante ne si dina ko am te tamit foog loolu war a mën a am tamit diversité boobu noonu dafa war a am ci li nga xamante ne si moom mooy musique bi kenn ku nekk boo koy dégg nga gis ni ñii def nañ ci yitte def nañ ci fula def nañ ci fayda ba mën a créer œuvre bii nii quoi donc c'est important donc leneen li ci des mooy comme li gars yi wax wàllum communication fexe topp ci parce que communication moom mooy lépp fexe ba fi mu jotul nga jotale ka fa mooy nit ñi dégg ko nit ñi gis ko nit ñi xam ne Gamkang génn na benn son bu tudd lii du rap waaw lii du hip hop voilà lii du hip hop donc génneen na single boobu noonu nit ñi dañu ko war a dégg nit ñi dañu ko war a gis ñi war a xam ni lii la donc loolu communication moo koy def donc comme ni nga ko waxee donc bañ cee taayal tamit voilà nekk ci rek tout le temps wax ngeen ko ci sound bi animateurs yi ñoom Bokar ñoom Baara ñoom Marie favoriser yenn xëy na xeetu musique yooyu noonu yëpp dafay am parce que ki toog ci rajo bi di teg moom li mu bëgg lay teg at first Jules ñoo daan naka wax nee na man sama bopp laa animé waaw moom balaa kenn man boppam man dama neex d'abord waaw ma animé ko parce que tamit kenn ku nekk la ngay def am na kum neex tey comme ni ko Bokar waxee yéen sama groupe ngeen parce que li ngeen def moo ko neex donc xoolul seen sound neex loolu seen sound neexul mais yéen a ko neex li ngeen def moo ko neex donc loolu day am na koo xamante ne si fii ba suba li ngeen def du ko teg parce que neexu ko intéressé wu ko loolu tamit voilà du la frustré da ngay xam ni kii li may def intéressé wu ko am na keneen ku ma intéressé ma dem ci kaw c'est tout donc loolu daal laa am lu ma ciy wax xanaa à part loolu li boo ko tëjee rek mooy yàlla teg ci loxo waaw mu gën a jëm ci kanam daal am nañ kontaan trop ci daje bi ak rencontre beeg yooyu waaw jaa ngeen jëf waay ayca. yee juste rek di wax ni man dama am mbégte quoi parce que man dama am mbégte mooy je vois bien que ni gars yi ay nit yu dëggu lañ quoi te pour man loolu moo ëpp solo est-ce que comprendre parce que tamit écouter benn affaire xam nga dire que ni lii nice ñëpp mën nañ ko def mais critique bu positif ba pare argumenté ko loolu aussi beneen aspect la loolu valeur la pour man ci nit quoi te je pense bien que ni ñun am nañ cœur ouvert boobu noonu pour mën a accepter loolu parce que bu dul dara aussi bu fekkoon duñ ko def je pense bien que ni kon duñ fi ñëw mais ñëw bi ñu fi ñëw c'est mooy comme sànq li ma leen wax bii mooy 4e séance d'écoute bi ñu def te bu ci nekk liñ ñu wax noté nañ ko est-ce que comprendre te noté boobu ñu ko noté aussi ça ne veut pas dire que dañ koy noté rek bàyyi ko fa mais dañ ko war a jëfe yaa ngi comprendre sax lii suñu bagage la xëy na ci suñu xel la toq mais bagage suñu ñëpp la tey benn Marie Fall bu toogee rajo di ci wax
waxu ko pour crew bi mais laaj bi mu laaj hip hop si lay waxee. Baara pareil bu siy wax da ngay xam ne moom li muy défendre nii laaj bi mu laaj hip hop moo tax mu koy wax. benn ubbi médecin bu ko partagé si page am c'est parce que laaj bi mu laaj hip hop la. kon loolu ñoon nga xam ne ñun ñëpp dañ ko laajandoo bu ñu gisee lan loo xamante ne par exemple mu ngi ko nar a jural handicap c'est normal ñu signaler ko. essayant de comprendre te comme ni nga ko waxee loolu ñun ñu yàgg dem studio yëpp xam nañ loolu. En général sax dañuy gis gars yi bu ñu jógee studio dañuy jël différents supports di ko dégloo son bi pour mën a xam ndax mi ngi ci niveau bi wala niveau par exemple tey booy déglu téléphone ngay déglu ci rajo nga déglu ci airport ngay déglu ci nangam ak nangam du benn mais am na loo xam ne c'est le minimum pour nga mën a xam ne lii nii ok yaa ngi comprendre. kon loolu noonu dañ ciy bàyyi xel bu baax te comme ni ngeen ko waxee date bi des na au moins des na une semaine et quelque. am nañ possibilité le 28 waaw février am nañ possibilité demaat studio voilà quoi loolu lu métti te comme ni ñu ko waxee tamit côté communication bi loolu moom incha allah bëgg nañ ci liggéey bu yaatu. mais son bi li muy wax dafa laaj débat bu yaatoo yaatu comme ni ko waa ji waxee si côté musical laaj na débat si côté lyricalement aussi laaj na débat yaa ngi comprendre. te pour ñun loolu lañu war a expliquer nit ñi. dañ jàpp ni combat bi instant yi fi mu nekkatul comme ni Obi waxee saaga kii na ko yow li ngay def baaxu wala ndangam mais wan ko lu baax. essayant yi comprendre tama bi tey jii nii comme ni ngay waxee ñu si bëri si hip hop dégg-dégg boobu lañ ci am. dañuy jàpp ni pour nga jël benn instrument. traditionnel dugal ko si hip hop bi si bitu rap maanaam à 95% sens bi mooy mu dénaturé mais comment faire pour def ko te du dénaturé est-ce que yaa ngi comprendre justement lyricalement aussi am na correction bu ñu war a def entre ñi nga xamante ne ñoom ñooy wootee Real MCs waaw parce que ñun chaque fois dañuy jël référence par exemple si yàlla bi muy yónni yonte yàlla Moussa si Firawna waaw xam nga bi muy dem daf na ko boo demee na nga wax ak moom wax ju teey pour man loolu jàngale si ñun ñëpp waaw jàngale si ñun ñëpp maanaam xale parce que la plupart ñi def rap bi ñuy wax ni baaxul ñun ak ñoom peut-être bokkuñu fu ñu toll si xel peut-être ñoo leen mag si at ñoo leen gën a dox yenn yi am na loo xamante ne comprendre nga loo xamante ne ñoom peut-être comprendre ju ko kon c'est normal ñun ñuy taxawee noonu quoi yaa ngi comprendre kon loolu yëpp ay aspect la yoo xamante ne ñun ñu ngi si bàyyi xel bu baax te bëgg nañ ci liggéey te liggéey bi nag comme ni ñu ko waxee liggéey bi du ñun kese dañu bëgg maanaam bu ñu jàppee ne par exemple benn baara point bii ñu bëgg a développer jàpp nañ ne baara moo ñu ko gën a maîtriser duñu am sikki saak woo baara ne ko ñun kat ci projet bi bëgg nañ ci lii ak lii lan nga si xalaat bu dee Marifal noonu bu dee Isapt noonu bu dee Obi noonu bu dee grand Elage noonu bu dee grand Bokar noonu yaa ngi comprendre comme ni ñu expliqué rek affaire bi ñun ñëpp ñoo ko bokk peut-être ci xel yi la toq rek mais ku si nekk tamit yaa ngi ko doon xalaat peut-être kii moo ko réalisé du dëgg voilà quoi.